Diobass Info TV nam dox ak Diobass. jërëjëf merci beaucoup maa ngi nuyu waa Bobaak yëpp di am mbégte ak contentement ci mobilisation bu am solo bii ñu def xam naa man sama wax du ci gudd ginnaaw bi ma nuyoo kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi toog parce que bu ma limee jël temps li may wax mooy ñun ñoo jiite ndawi PDS bokk coalition wàllu ànd ak président Abdoulaye Wade may wax ñi fi toog bu ñu demee aussi ñu nekk ay relais c'est-à-dire bu ñu demee ci kër yi ñu yeggee ko ñi nga xamante ni ñëwuñu tey mooy bisu élection bi suñu duggee ci bureau de vote bi dinañ fa fekk bulletin boo xamante ni photo Abdoulaye Wade la am mais bulletin boobu Abdoulaye Wade ak ñi ànd ak moom Thiès yëpp duñu laal bulletin boobu maanaam duñu ko voté li ñuy voté mooy bulletin Yewwi Askan Wi mooy bii ñu leen wan li tax ñu leen koy leeral dañuy bañ ñu juum ñu def erreur ci ni ñuy voté parce que bu ñu àndandoo nas coalition boo xamante ni dañ ne intercoalition la Yewwi ak Wallu daf ci am ay département yoo xamante ni coalition Yewwi Askan Wi moo koy jiite comme bu Thiès bi am yeneen département yoo xamante ni Wallu moo ko jiite comme bu mel ni Pikine mais soo demee Pikine waaye Yewwi Askan Wi yëpp dañuy voté coalition Wallu bu ñu ñëwee Thiès nag bu kenn laal bulletin jaune bleu boobu am mboq bi mais nañu leen jël bu verte bii parce que mooy tax Birame Souleye Diop dem assemblée nationale mooy tax Alassane Ndoye dem assemblée nationale mooy tax Adja Lémou Touré mii dem assemblée nationale mooy tax suñu sœur Aram Ndiaye dem assemblée nationale mais également mooy yóbbu Serigne Sidi Ndiégène assemblée nationale mooy yóbbu Awa Diarra suñu la charmante Awa Diarra assemblée nationale mais ñëpp bëgg nañu am député bu mel nii ah. monsieur le maire docteur Djité maître Diagne sànq Moustapha Mbaye xool na ko ba mu yàgg ne ma ñaga mais aussi suñu frère Amadou Ba di jàmbaar di nit koo xamante ni ko am engagement la moo koy yóbbu assemblée nationale donc loolu rek laa doon leeral wax leen ne leen képp ku ànd ak Abdoulaye Wade doon ko voteel ci élection bu ñëw élection bii ñu jëm coalition Yewwi Askan Wi moom la Abdoulaye Wade ak ñi mu àndal ñëpp di voteel maa ngi leen di sant di leen gërëm. muy nuyu waa Diobass damay commencer ci parti yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ndax c'est important ñoom ñoo leen fi ñoo leen fi représenté parce que caravane bi da caravane boo xam day ñëw wonewu présenté wu wax ay ambition am daal di jàll yéen a fii des yéen waa Diobass muy ñan muy Abdou Fall mële nga xam ne grand parti la tàccul leen mu Abdou Fall donc grand parti mu ngi fii dëgg naa xool c'est important ñu wax ko le grand parti est là représenté par Abdou Fall ak ñëpp ñoo xam ne ñoo topp ci ginnaawam waaw donc grand parti nga fii FSD/BJ mu ngi fii représenté par Matar Fall ak suñu doyen bi Lamine Lamine Sané muy suñu joolaa bi alors buñ fa jógee waa PUR ñu ngi fii PUR Moustapha Mbaye mii laa ci commencé bu ma jógee ci Moustapha Mbaye ñëw ci sama jarbaat bi nga xam ne kii Ndion waa Jibi Ndion un membre vraiment vaillant de la coalition bi lépp liñ ci liggéey administrativement moom moo ci taxaw xëy na suñu sëriñ moo fi nekk di contrôler mais c'est Jibi Ndion qui est à la tâche buñ fa jógee dañuy ñëw ci Pastef tàccu leen ma Pastef nag yéen waaw Pastef damay tëb sama bopp ñëw ci coordinateur bi ñu wax Moussa Ndiaye moo nee noonu ci ginnaaw Moussa Ndiaye ngi noonu bu ñu jógee ci Moussa dañoo ci adjoint coordinateur bi muy Abdoulaye Diouf mii ngeen gis nii un professeur qui est là-bas à Gorée très vaillant très actif waaw mais Moussa Mbodj mii nga xam ne moo dëkk fële Mbodjeen de un membre actif de Pastef
mënuma ko bañ a tudd aussi un responsable mu ngi ne lu toog damay ñëw ci léegi Anne mi ngi nii la jeunesse diobasoise la jeunesse vraiment de Pastef ñu ngi noonu moom moo ko jiite xam naa nag xëy na am na ñu ma fàtte ñoom Mahmoud a ngi fii doyen Lay maa ngi doon fàtte sama doyen muy doyen Lay mu ngi nii toog un responsable à Anen c'est la section d'Anen moo ko yor donc je m'adresse à vous vraiment personnellement yéen a yor liggéey bi. ginnaaw bu ma nuyoo waa Jobaas may nuyu waa Taateen bu ma jógee di doomu Taateen donc doomu Jobaas may nuyu aussi waa Sange lu tax ma siy toppal Sange kon xam ngeen ko may nuyu waa Jobaas yëpp léegi man damay wax tuuti ci situation député Jobaas xam nga élection yii ñu jub gis nañ am na loo xamante ne loolu la ñuy jël ne loolu la ñuy indi fii ñu koy campagne mais dañoo war a xam ne ndox mii nekk Jobaas projet Banque mondiale la depuis 2015 donc si projet ODD objectif du développement durable la ñu gas 10 forages yi kon depuis 2015 ndox bi waroon nañ ko am mais xaalis boobu lu ñu ko def est-ce que du moom lañ campagne 2019 ndax 2019 gis nañ na benn yàq yaakaar xaalis bu bëri tuur nañ ko ci Jobaas kon xaalis boobu fu mu jógee loo xamante ne 2015 la waroon génn ñi xaar ba 2022 ñi indi ko parce que élection yaa ngi ñëw ndaxte fan yii lañ ko inauguré yàggul dara xaar ne élection yaa ngi ñëw ñi ni koy meebe loolu xam nga lu ko waral mooy Jobaas mooy Sénégal dañoo amul ay député yu baax parce que ñun waa sentinelle di Jobaas ñëpp xam nañ leen fi defe naa ne ñoom ñoo lañ war a nuyu di leen sant sentinelle di Jobaas bu ñuy def seen marche en 2019 waa ji di fi nekk di maire di ministre dafa woote ci dëkkam ba pare ne waa Sénégal ñuy marche nii dañuy doxantu waaye Jobaas ndox baa ngi fay daw kon bu fekkente ne loolu la wax tey mu toog mu neen day inauguré mbiru ndox kon ñi xam ne ñaari wax yi safaanoo la loolu nag député rôle am mooy saytu l'action du gouvernement ndax investissement yooyu ñu fi def en 2015 bu fekkoon ñi am ay député dina ñëw ci population bi leeral ne lii la ba pare dem assemblée kaas ko foofu lu tax xaalis boobu Banque mondiale financé 2015 ñi financé wuñu ko xaar ba 2022 di ko financé donc tappale yooyu lañ fi war a dindi donc ñun dañoo nekk rupture la ñuy def une assemblée boo xamante ne askan bi lañ fi nekkal duñ fi nekkal parti duñ fi nekkal nit donc ñëpp ci loolu lañ leen di woo ndax ay góor lañ àndal exemple bi mooy doyen Alassane Ndoye ñëpp ñu nekkoon PDS nekk ministre nekk maire ñëpp dem nañ ci Macky Sall mais moom exemple la boo xamante ne ñëpp dañ koy ndamoo defe naa transporteurs yi xam nañ ci dara donc pour bañ a guddal dem leen bëgg a wax ne pour ñu changer foog ñu am député yoo xamante ne dañ fi nekkal pour askan bi waaye du ñu def benn xaalis bu ñuy voté fële Banque mondiale wala yeneen structure yiñ ko ñu voté ko ñu jël ko def ko seen poche di ci naxee nit ñi ba askan bi sonn mar xiif ñi xaar ba élection di jot ñu commencé ñëw di wanewu ñun ñoo def lii ñun ñoo def laa amul lenn loo xamante ne def nañ ko fi loo xamante ne waroon nañ ko def bu yàgg kon yii ñuy gis nit askan bi di sonn day wane ne député yi dañoo baaxul député yoo xamante ne dañ leen abal ay bët donc ku la abal ay bët fu mu neex foofu ngay xoole doy ñii nag kenn abalu leen bët ñii ñoo demal seen bopp seen dërëm seen ñaar dërëm la ñuy def si biir pour mën a ñëw fii donc ñi xam ne pour ñu voter rupture nañu ànd ak Yewwi Askan Wi ànd ak Wallu pour Sénégal émergent salaamaaleykum. accueil bi vraiment tey nag gis ngeen nu mu demee programme bi c'est déprogrammé à Noto ñu dem ba dernier moment bon ñu délocaliser ko andi ko fii choix Ndiodione bi teg également bon c'est pas pour rien parce que gis nañ ne Ndiodione fii amoon nañ fi député boo xam ne vraiment c'est des temps digne fils de Diobass doon représenté Diobass nu mu ko waree fële ci assemblée nationale vraiment ñu koy rendre hommage di ko ñaanal yàlla fu mu nekk yàlla xare ko aljanna waaw li may wax mooy moom moo fi njëkk a jëlal étudiants yi vraiment appartement boobu ñun ñoo ne ci amical bi loolu je suis bien placé pour ma wax ko te mosu koo jël di ko campagne kon loolu vraiment ñu ngi leen ci jaajëfal man ci responsable Pastef fii laa bokk nekk fii au niveau de Babac nekk membre également ci niveau communal bi
bokk ci intercoalition Yewwi Askan Wi vraiment biñ dem àndaat ak wàllu Sénégal am na li Moussa wax li am solo nee naa leen ndox mi kenn duñu ko naxe parce que combat ndox mi ñun ñoo ko porté woon ñun waa Sentinelle tey jii ndox mi bu ñëwee mën naa ne c'est grâce à nous parce que programme bi ñun waa Babac ak waa Mbomboy ak zone bi yëpp bokkuñ ci woon mais c'est grâce aux marches qu'on a eu à organiser guddeeg bëccëg ñu ciy ŋañ ñu taxaw jàmmarloog gars yi ñu dem ba rectifier tir bi depuis 2015 comme ni ko Moussa waxee waroon nañ ñu raccorder mais injustice la woon ñu taxaw xar ci suñu tànk tubay xeex guddeeg bëccëg ba finalement ndox mi robinet yi commencé na ñëw xeli kon loolu nag kenn duñu ko naxee diñu ko campagne ndox besoin élémentaire la kenn mënu koo ñàkk di dund kon loolu nekkul loo xam ne nit da ko war a kii te d'ailleurs xam nañ ne ndox du compétence transférée ñun depuis bi ñuy wax nañu ne suñu interlocuteur moo woon état du Sénégal kon état du Sénégal moo lijjante problème mu ndox mi bu kenn ñëw di ñun di leen nax naan leen ñoo def lii ñoo def la parce que am na loo xam ne c'est contradictoire ñun bu ñuy marche en 2019 ñi taxawoon ne problème mu ndox amul Jobaas ñoo génn tey naan wooy réglé nañ problème mu ndox mi ban problème mu ndox lañ réglé donc am na loo xam ne naxee mbaay bi def fi war a jeex tey nag li ñu fi andi mooy suñu gars yi nga xam ne vraiment au niveau de Thiès bale nañ ñi fa nekk ñu andi vraiment une nouvelle génération muy une génération de rupture ñoo xam ne ñoom Birame Souleye Diop ñoom doyen Ndoye ñoom Soxna Lému Ndiaye sama doyen Diagne bale nga xam ne saa way on a eu vraiment à le côtoyer à l'université mooy doon nekkoon suñu grand bu baax ñii vraiment lañ lii nag lañ bëgg vent bi souffle nii au niveau de Thiès na continuer ba assemblée nationale ñu am assemblée de rupture am ay député yoo xam ne saa way ay ndaw la ñuy doon ca kaw mbasa asalaamaaleykum waa Jobaas ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm ci dalal bi ngeen ñu dalal maa ngi tooñ sa waay naan ko man j'avais pas prévu de prendre la parole parce que tey dañu ñëwoon rek tout simplement accompagner nos valeureux candidats là donc prévoir ñu woon jël kaddu mais comme jox nañ ñu kaddu gi dañu bëggoon rek parce que am na benn journaliste bu ko laaj suñu candidat yi sànq par rapport aux enjeux de l'élection man enjeu élection bi su ma ko doon analyser doublement laa koy analyser dañuy jàpp ni enjeu élection bi ci njëkk mooy bi nit ñi wax mooy assemblée nationale bii ñu génn nii cette législature bii ñu génn tout le monde est d'accord que ni bokk na ci législature yi gën a médiocre ci l'histoire politique du Sénégal que assemblée nationale lu xiiroo ak ŋaayoo ay ñoo xamante bi ni jànguñu amuñu xam-xam ñoo fa nekkoon donc enjeu wu élection bi mooy mu ñu changer qualitativement la qualité des débats d'abord ainsi que la qualité des hommes qui portent le débat à l'Assemblée nationale et je crois que bu ñu wooteelee suñu candidats yi ñu investir sur la coalition liste de l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu je crois que profil yi ñu fi am nekk na profil yoo xamante ni dinañu permettre ñu relever considérablement le niveau du débat à l'Assemblée nationale boobu bokk na ci enjeu wu élection législative yi njëm beneen enjeu wu élection bi mooy depuis quelque temps vous n'êtes pas sans savoir que ñu ngi agiter la possibilité d'un troisième mandat pour le président de la République mais enjeu wu élection bi mooy kuy agiter possibilité troisième mandat suñu ko dóoree ak yenn scores yi kooku dootul xalaat troisième mandat donc il faut nécessairement comme niñ ko defee woon ci élection locale yi parce que je crois que élection locale yi bi Yewwi Askan Wi gagné ñu bëri dañuy poser wu la question après di wax waa Yewwi fan lañ jaar Yewwi fan la jaar ba gagné parce que personne ne les a vus venir nous allons adopter la même stratégie pour les élections législatives porte par porte chaque jour guddi ak bëccëg amul nelaw campagne électorale bi yàggul ñoom seen stratégie lan lay nekk seen stratégie mooy ils vont vouloir faire de sorte que nit ñi absteniru nit ñi bañ a génn dem voter
su ko defee ñoom ñu mobiliser seeni nit ñu dem voter ñun nag ñooy taxaw temm comme niñ ko defee woon ci élection yi fu nit mënti nekk ci Sénégal bu bis ba jotee nañu fexe ba mobiliser li ñu am lépp que nit ñi bañ a dem nit ñëpp dem voter je crois que suñ ko defee fraude bu ñu mënti def fraude boobu du jàll et Yewwi Askan Wi wàllu Sénégal incha allah dinañu gagner haut la main ces élections législatives et ce sera un premier pas vers la présidentielle de 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup. waa ma ni yiir ko jokkoo njël waa Jobaas ñu ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew ñëpp di kontaan ci mobilisation bu rafet bi di leen masawu coono ndax yàgg ngeen fi ñu ngi kontaan ci teew biñ fi teew ñëw accompagner suñu ay frères ñi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk coalition et notamment le maire Birame Souleye Diop comme ni ko sama mbokk maître Diagne ni mu ko waxee élection législative yi dafa am solo ndax umpule woloon ni Yewwi Askan Wi projet la ñu waxoon bi ñuy door local yi dañ ni projet bi local yi lay commencé ñu jëm présidentiel local yi nag yàlla defal ñu sutura à Thiès ville ñi nga xam ni ñoo fa nekkoon di buumi doon diriger Thiès depuis plus de 20 ans jàpp ni dem ba moom jàpp ni ñoom ñoo moom Thiès ay xale yu ndaw yu kenn musul seen ñëw yëkkati leen ba seen biir weex dóor leen ci suuf ba tey duma yooyu ximmeeguñ ci duma yooyu ba tey ximmeeguñ ci donc enjeu bi gën a rëy pour man à Thiès mon frère Ousmane wax na le niveau national mooy lan 3e mandat est-ce que bëgg ngeen ay vingtaine de personnes trentaine de personnes voire cinquantaine parce que Macky Sall est prêt à ça ñu dee balaa alternance di amaat est-ce que loolu bëgg nañ ko Sénégal je pense que ñun ñëpp jàmm moo ñu yitteel te jàmm c'est la première condition du développement ay nag dañ koy dogali gis nga bu ñu dof-dofloo ba joxaat Macky Sall assemblée nationale mu gagné jàppalee ni seeni doom dinañ jaayaat seen bakkan ci mbedd mi pour Macky Sall bañ a am 3e mandat te loolu benn waajur Soweto parce que il n'est pas question Macky Sall di def 3e mandat loolu kenn du ko seetaan mais ci législative yi nag lañ koy wàññee le signal fort c'est l'enjeu national mais l'enjeu local surtout les communes rurales fii ñu nekk ci communes rurales yi la bokk mooy waa Thiès ville dañ leen a montrer la voie mooy ci élection locale yi toutes les communes dans la ville ont été remportées par Yewwi Askan Wi gis nga dynamique boobu moom la ñuy xaar ci communes rurales yi dynamique boobu défi boobu lañ leen lancé mooy fexe leen ba élection bii di ñëw ni Yewwi Askan Wi defoon au niveau de la ville toutes les 15 communes des communes du département de Thiès que ces 15 communes soient remportées par l'intercoalition Yewwi Wallu Askan Wi dynamique boobu lañ bëgg a continuer confirmer ko au niveau des législatives la dynamique Yewwi Askan Wi dootul taxaw waxoon naa ko présidentielle lañ jëm mais législative yi la ñuy wane ni combat bi sax jarul tëgg en 2024 parce que lépp leer na ba pare fi may terminer mooy lan mooy assemblée nationale du bërëbu caaxaan président de la république mënul def dara sans l'assemblée nationale ay loi lay gouverner donc ñiñ fay yóbbu dañ leen a war a seetaat leen l'assemblée nationale en tant que telle en tant que institution dara nekku ci mais ña fay nekk le profil des députés sama mbokk Ousmane Diagne wax na ko ku gis Birame Souleye Diop
waxuma la xam-xam bi parce que assemblée yàgg na am ay borom xam-xam mais problème bi mooy problème mu personnalité ay nit ñu gëm seen bopp fonk seen bopp di ay nitu principe nga xam ni bu leen président xullee ci bët ñu xulli ko ci bët mais ku gis Birame Souleye mii xam ni bu Ousmane Sonko nekkoon président suba xulli ko ci bët ni ko loi bii laa bëgg a voté mu nekk une loi scélérate dina ko xulli ci bët ni ko du fa jaar man loolu laa xam ci moom loolu laa mën a seede ci moom bi ñu àndee yàggul mais loolu mën naa ko seede ci moom il n'a pas froid aux yeux pour dire sa vérité et pour rester sur ses principes ay nitu valeur yu mel noonu la ñu soxla Assemblée nationale te jàpp naa ni ñii fi toog doyen Alassane ñëpp xam nañ ko kenn dootu ko werante pour son courage et sa constance Birame Souleye wax naa ko léegi li ñu nekk di ànd ci biir coalition bi yàggul xam naa ko mën naa seede ci moom alxuraan nag dañuy wa ma shahidna illa bi ma alim na biñ àndeek léegi 4 mois la mais loolu mën naa ko seede ci moom donc ñi fi nekk ay nitu valeur lañ te Thiès valeur lañ leen mus a xamee je pense que sànq maître mi ngi koy tooñ ni voilà le futur Moustapha Niasse à l'Assemblée loolu lañ koy souhaité xam naa ni bu jiitee Assemblée nationale ci perchoir ba bu boobaa incha allah on aura des lois qualitatives et l'Assemblée va changer qualitativement je vous remercie asalaamaaleykum. asalaamaaleykum mbokki waa Jobaas asalaamaaleykum sama mbokk yi nga xamante ni man ak ñoo bokk commune parce que man fii laa bokk ci Jobaas maa ngi leen di nuyu di leen xamal ni seen doom moo teew tey bëgg a wax ak yéen ci enjeu yi nga xam ne moo nekk ci wàllu élection yi dellu si waat ci sama mbokk yi nga xam dañ leen investir di leen nuyu di beral nuyoo nag sama leader muy Cheikh Seydou Mouhamadoul Moustapha Sy moom mi nga xam ne moo ñu boole ci intercoalition bi tey ba tax ñu mën a taxaw di wax nit ñi duñu dégg loolu nag li ko waral mooy suñu teewaay fii ci Jobaas xam li nga xam ne moo nekk ci biir département bi rawatina fii ci commune Notto Jobaas ñu bëgg cee indi ay leeral jëmale ko ci suñu mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci tund Jobaas parce que dégg nañu li nga xamante ni moom ngeen fi jooytu waaye loolu gis ngeen li koy dindi duñu guddal mooy élection yi fi nekk yi ñu jëm dafa am lu nga xamante ni bu ñu ko mëgee jële fii ci réew mi dañuy taxaw temm nu ñuy taxawee mooy fexe ba li fi nekk ñu dindi ko nu ñu koy dindee mooy fas yéene góor jigéen gi fi nekk ñu jële ko fi fas yéene chômage bi fi nekk ñu jële ko fi fas yéene yoon yi bon yi fi nekk nga xam jigéen ñëpp avorté nañu ñu jële ko fi fas yéene li nga xamante ni moom mooy li fi nekk mooy clandestine bi fi nekk ñu jële ko fi li ko fi indi lii tax ñu jële ko fi mooy ñu taxaw temm takk suñu digg voté intercoalition bi ñu yeewi askan wi ñu gañe ni ñu koy mane nag mooy xam ngeen coono yi ma tudd fii yëpp ku ne xam na ni budget buy dugg ci biir réew mi dellu ci 4000 milliards bu fekkoonte ni tegu na ci teguwaay bu sell mbaa mu tegu ci loxo yu sell kon xam ngeen ni réew mi fi mu toll jóge na fi waaye nag yéen sama mbokki jigéen yéen laay beral parce que xam naa ni képp ku fi dem yéen jigéen yéen a ko gunge ku fi gañe yéen a ko fal ku fi am mbooloo ku nekk ñuy tudd jigéen a la jur kon yéen tam war ngeen a xam seen bopp ci askan wi ni ñu koy xamee nag mooy ñun jigéen ñi ñoo gën a sonn ci dëkk bu ngeen gisee ma cité jigéen ñi nag sang yi bañ maa mere damay ñaan bu leen ma mere ndax li tax ma cité jigéen ñi mooy ku fi jur lu baax ku nekk ñu ni jigéen a la jur ku bon nag ñu bàyyi la ku fi jur lu baax ñu ni jigéen a ko jur mbaa bàyyi ma ko jur mais ku fi jur lu bon ñu féetale ko yaay ji kon nag ñun jigéen nañ leen takk suñu ndigg fas yéene suñu or bii ñuy jaay di tegg suñu natt yi di ko jox suñuy doom ñi dem di dee ci gaal yi ñu saafara ko fas yéene tooli arikoo yi ñu sëgg ba amatuñu ay bët ñu saafara ko fas yéene yoon yu bon yi ñuy jaar mu saafara li koy jëlee nag mooy ñu woteel intercoalition Yewwi Askan Wi buñ demee lu bon bu fa nekk bu budget bi taxawee ñu càmbar ko jaarale ko ci yoon mu war a jaar ba lu war a dugg ci département yi di fi dugg lu war a dugg ci commune yi di fi dugg askan wi gis ci seen bopp fas yéene tam charte buñ fa teg bu jëm ci wàllu bon loo xam méngoo ak suñuy valeur ñu jële ko fi loolu nag li ko fi mën a jël indi mooy fal ñoo xamante ni dañoo nekk ñu diiñ wuyoo seen tur waaye nekk ñoo xamante ni lu ñu wuti assemblée mooy seen poos lu ñu wuti assemblée mooy indi fa mbon yoo xam phobie yi na fi sàcc gi na fi xeex bi na ci assemblée mérité wul ak suñuy valeur
parce que réew mu nekk dafa am ay valeurs yu boppam Sénégal dafa am valeur yi boppam kon loolu bu ñu bëggee cosaanu Sénégal dellu si nañ woteel intercoalition Yewwi Askan bii ñu nekk assemblée saafara bëgg-bëggu askan wi saafara coono yi askan wi jànkoonte ndax jigéen ñi sonn nañu ku daan dépensé 5000 tey boo demee marché yóbbu 10 000 dafa lay jaaxal ku daan ndekkee 2000 francs tey boo xëyee ndekki 4000 dafa lay jaaxal kon nag loolu ñun ci lañ fas yéene xar suñu tànk tuwéy ba bu ëllëgee bu taxawee assemblée xam ne ñun dañu faa yebal ngir yàlla ak askan wi mais nekkuñu fa ngir yàlla ak suñu poos nekkuñu fa ngir yàlla ak kenn koo xamante ni day nekk mburu ak soow lu juuf mu def ci poosam lu neex mu jox ay bokkam lu neex mu jox ay dëkkandoom loolu moom la ñuy xeex ñun waa intercoalition Yewwi Askan Wi ñu bëgg nag yéen mbokki Jobaas ngeen ubbi seen i bët xeppi ko di xool bu baax parce que nag sàcc gi bari na njuuj njaañ ji bari te fii man dama fi xam lu bari gis nga góor kenn du ko jënd parce que bu njëkk dañ daan wax ni séeréer dafa am ay valeurs yi boppam te valeurs yooyu lañ xam ak yéen kon sauvegarder seen dignité personnelle ba ko indi say mallette di leen ko jox ngeen daw ku indi say pièces di leen ko jox ngeen daw fas yéene taxaw temm pour xeex li fi nekk ba bu ëllëg ñu am réussir boo xamante ni réew mi moom la soxla askan wi moom lañu soxla bu ko defee nag rendez-vous le 31 juillet incha allah ñu voté massivement am résultat éclatant au niveau de l'intercoalition Yewwi Askan Wi. Jobaas Info TV, nam doxal Jobaas.